asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Maha Zayn ak mun a way. wayam yëpp day tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Maha Zayn. mantu noo fanaane. maa ngi nii Alaaji. yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi sant bu baax alhamdulilah bu doolee ma jël. naka suba gi. sant bu baax alhamdulilah nii rek Alaaji. alhamdulilah alhamdulilah. nii rek. ah alhamdulilah. sant yàlla rek. alhamdulilah. yàlla ñëpp am jàmm. amiin yaa rabbal alamin. amiin yaa rabbal alamin. jàmm xol jàmm yaram jàmm poche. amiin yaa rabbal alamin. képp ku for ay këyit yoo xam ni dafa nekkoon ci ay saak ñetti saak yu ñu sàcc. te këyit yi nekk ay këyitu huissier de justice. lillaahi rasul nga fexe ba ma jot ci. dafa am liggéey bu ñu nekkoon ànd ak way takk der. ay xale yi dañoo gën a vigilant way takk der yi ñoom daal fexe nañu ba dajji oto ba. waaw. te way takk der yi gisuñu leen. aada. sàcc ñetti saak ya amoon na xaalis waaye xaalis ba sax amul solo. mantu yóbbu këyit ya xam nga nag këyitu huissier de justice moom seen saak yooyu ñuy wekkoo ah dossier bu ne mën na caa ne. dëgg la de. waaw dëgg la de. dossier des médias ak impôt sax mën na caa ne. dëgg la de. waaw dossier des médias ak impôt sax mën na caa ne. dëgg la de. waaw dëgg la de. ku ami tegtal nag. te ñoom la ñu soxla buñ ko amul. dañuy sànni rek dañuy sànni rek. xamoo kuy for. waaw képp ku fa saak bu am ay dossier de yoo xam ne huissier de justice la daal li lay rasul nga fexe ma jot ci. incha allah. na waar de. waaw. léegi de sàcc gi ci réew mi kenn nekkatul en sécurité. déedéet. da ngay wàcc sa oto yàkkamti am looy jël ci supermarché bi génnaat du la jëlal 5 minutes Alaaji nga bàyyi sa saak ci oto bi saak bi buñ ko séenee rek jël nañ birig. maa la ko wax toj nan jël saak bi dem seen yoon amaana dara du nekk ca saak bi mais yàqal nañ la. yàqal nañu la. ba pare la jural la wër goo xam ne. yow sa élément wu tës yi ñu enregistré. am na ci boo xam ni aw tund la de tundu lëmm woo xam ni à l'espace de 3 mois sàccal nañu leen plus de 200 moutons. waaw Mouhamed jël na leen de ñu ngi ci sa élément yi nga nekk fii en boîte de. dinaa leen xool. sàcc yi de. te ñoom nag seen sàcc yi dafa doy wax de. dañuy ñëw jàpp sàcc bi suba mu génnaat nii moom daal yi fi doy na waar. doy na waar de. ah waaw. na mu doyee waar de dafa ëpp. ah waaw sama jigéen bi Ayda Njaay rek ko Ramatulaay Njaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. son bi ñuy sàccee de gisoo vidéo pa boobu ñu attaqué woon këram jël vigile ba dóor ba maar day taali teg ko ay briques. bu waxee noonu. ah vidéo boobu circulé na di jël ay fital di tirer en l'air bañ nit ci waa koñ bi ñëw ollu si. ah oui. ñu dugg fekk première femme ba waa ji génn di sangu bay génn ñu teg ko pistolet. ah waaw mu génnee xaalis bi coffre bi ñu yëg ca kaw deuxième femme ba. waaw. jël bijou en or yeeg yëpp. waaw. dem ca néeg doom ba jël coffre ba kenn xamul ñaataa ca ne. yóbbu noonu. kooku yàgg na faa dem de. baax na. joyeux anniversaire à ma sœur Ayda Ndiaye. fu nit di nekkee en sécurité. non sécurité kay. fan la nit di nekkee en sécurité. Juma Mubarak Kumba Ndiaye Dakar dem dëkk wallahi ak Abou Sine Mantulaay yi fi kenn mënu ko wax. wax ko xam jéem ko sax. càccuk maa tey gi ne ci dëkk bii. jéem ko sax Alaaji ñàkkub sécurité bi moo andi lii yëpp da ngay xëy am sa soxla war ko dox ñemeetoo génn. grand bàyyil ma joxe sama adresse ak nañ ma ko indi fii moo gën a yomb xam naa ne mooy gën a neex a jàpp ci nit ñi ay numéro sax. Mariama Silla papam Jibi Silla Alaaji 7 ans la am yaayam Sadio Bangoura. mi ngi dëkk en face police Thiaroye. mi ngi solo nag ne ñu benn wax bu jaune. ak ay dàll yu vert. donc koo gis rek na woote moom xale bu jigéen bi am 7 ans dafa réer. koo gis wooteel ci 78. 307 43 61. moom Mariama Silla moom. dafa réer. 7 ans la am koo gis rek na woote ci numéro yooyu. Alaaji profito di souhaiter un joyeux anniversaire sama meilleure amie. Mame Maguette Thiam. Alcaaka ak Jogomaay. sama meilleure amie la. sama yaay bàjjenam la muy sama meilleure amie maa ngi moom berso ba tey dara ñaawul. xanaa aaw la. ñaareel la. ah chéri Malick Mbaye. kooku sunu chéri bi ñu bëgg sagal. non kooku du sama morom. nopp ñu boole dëgg la di Alaaji. kooku du sama morom. Alaaji kooku day jëkkër ji da koo jox bopp ak xol ak xëtër.
góor ak a bëgg sama bu leen ko catu nag. dama bu ko leen ko bëgg nag. catu bu leen ko catu. xaama laal bant màgget. ba leen jàmbur cat du la laal xaal ma laal bant. directeur impôt et domaine. mooy kii Mame Boye Diao. waaw. moom la. waaw. ok ñu ngi koy nuyu bu baax. Mame Boye Diao sa dëkk Kolda la. amuñu ndox Kolda la dëkk amuñu ndox. amuñu ndox. Kolda. ñetti fan a ngi nii Kolda amuñu ndox mu ñu sangoo. waa Kolda. na nga xool sa élément yi ne foofu na nga xool dëkk ba. comme élection yaa ngi ñëw. est-ce que moom demul ak liste parallèle sax. defe naa moom mu jëkk fësal sax ci ni moom liste parallèle lay demee. voilà. lijjanti leen ndox moom foofu ci Kolda amuñu ndox de. Mame Boye Diao. waaw ñu ngi lay interpeller bu baax di la nuyu nag. di la ziar. cher. Mame Maguette Thiam joyeux anniversaire doomu tàndaram ak Papa Thiam yaayu Mame Baye yaayu Mame Libaas sama xarit ñu yàgg lool. laaj yàgg lool. xamuñu ban âge lañ commencé ànd maa ngi moom waaye dara ñaawul. wax dëgg yàlla mooy ñaareel bi. mooy ñaareel bi ak maa bëgg alaaji. ak maa bëgg. bëgg na ko bañ wujjee. wallaahi ak maa bëgg alaaji. bëgg na ko bañ wujjee. kooku mooy sama xol mooy sama moitié mooy sama partenaire dañoo ànd ba nduroo. ndeysaan. sama waa ji loo dund toyul ñëpp yow lañ ma xamee dundal alaaji gëm sa bopp nag. ñu nga jëm ca Sédhiou waxoon naa leen ko tey jii la ñuy tàmbali seen tournée bi ci Casamance tey nag ca Sédhiou ñu nga jëm ca Bogal Jarume Samikanta Janna Malari Koussi ak Bambali Jiré ji. foofu nag contact yi Omar Dramé la 77 690 14 73 madame Thiam maa ngi ci de dégg nga Bignona da ngay dem Ulompane Tengori Mangagulak Sindia ak Bignona foofu contact yi Aliou Bala 77 166 44 54 ca Kolda nag Medina El Hadj la Medina Yoro Ful la Nianing Fafakuru ak Jalombe foofu contact yi madame Mbaye la 101 54 53 Vélingara dañ leen fa dem ca Jawbe àndaale leen ma ci géej gi ak Kabendu Kunkande ak Kanjaay Tambacounda nag ne nu commune bu Tamba la ñu jëm waa gëm sa bopp ñoom madame Thiam njiit la bugaan di ko jiite ak lay ree ngay maam góor ngay ree déedéet kii naa Mame Boye Diao nekkul directeur impôt et domaine directeur domaine dong la man lijjantuma lu mu doon kilifa la daal ci réew mi billaay lijjantuma lu mu doon xoolal lu mu doon baax na mu nekk directeur impôt et domaine mooy bas mu nekk ci buntu ba man impôt et domaine ñaar laa fa xam bas la bas ñaar laa fa xam Ngor Jon nekk fii Foire ak Abdoul Sy nekk chef bureau bu dëkk yooya côté yooyu ay xawma ay moom est-ce que moom foo mu nekk sax Kolda bokk ci wàll sax moom côté yooyu ñaar ñooñu laa xam impôt et domaine te xamal tax ma xam leen ba ñuy jàngee ENAM boobu ENAM la tuddoon man ma nekk stagiaire Lamp Fall ñu dëkkoon benn kër gu ñu lee woon Dakar Grand Dakar ñaar ñu nekk bokku nekk Ngor Jon ak rakam Abdoul Sy ak ku am na ku mu bokkaloon nekk Ahmed Ndiaye am ku mu bokkaloon nekk Seck ak Tara bokkoon nekk maag Abdoul Ahad ñaar ñu bokkoon nekk kër mu kër yu ngand yooyu noonu ku nekk ak sa nekk néeg bu ne ñaar fa dëkkoon ñii samay xarit nag nekk impôt et domaine ku nekk tey mujj dem fi nga dem mais ñu garder une bonne relation dëgg yàlla Abdoul Sy baax lool temps yële bi ñu tëjee suñu compte dama ko ni ko hey yéen impôt yéen tëj suñu compte weer bi dee na fayeeku guñu nag ma yónnee léegi mu yëkkati lu toll ni kees yónnee ma ko xam nga loolu relation la boo xamante ni bii du ñëpp nga ko séqal dëgg la yàlla xam na ko dëgg la Abdoul Sy jëkkëru Fama Ndiaye yëpp ma yëpp ko lool ñu garder relation bu rafet la ma jox ba léegi daanaka jeexagul alaaji waaw mat na ñetti waaye jeexagul ba léegi loolu rëy na loolu rëy na Ngor Jon sama xarit la yëpp ko ak miin ko te mu nekk kilifa fii moo tax wax day wax ba sonn sax waaye du ma fa dem ndeysaan ba léegi demaguma fa te sama xarit dëggantaan day wax ba sonn ndax ni ma ko miine te kilifa la waaye bu dul loolu man sama yoon ci impôt et domaine sama yoon nekku ci xaw ma ku nekk njiit xam naa ne daal Mame Boye Diao kilifa la foofu laa ci yem quant à impôt et domaine nag mooy directeur impôt du directeur impôt et domaine nag yooyu yëpp sama yoon nekku ci xam naa daal kilifa la comme kilifa na la dëkk Kolda kuy jooytul waa Kolda mën ngaa aw ci Mame Boye Diao man fa laa ko jaar quant à jiitewul fii ak jiitewul fee nag fu mu jiite baax na Mamadou Aliou Kane Mamadou Aliou Konté yàlla sagal rek amiin yàlla sagal na ko ba noppi
Mamadou Aliou Konté Alaaji. dafa réeral ay pièces am permis carte grise licence assurance ci numéro bii ngeen koy woo 77 397 72 35 Adama Faye neen dafa réeral caabi wotoom Yoff Wagan wala Volkswagen. ah Volkswagen. Volkswagen la wax. Volkswagen la bind nag Volkswagen kon caabi boobu moom la marque boobu 77 164 22 24. Ndaw Tafa Gueye taximaan. sama xarit bi. Tafa Gueye taximaan Alaaji nee dafa réeral. Tafa Gueye ci taxeem ñaari sachet yoo xam ni am nañ matériel waa. pour jigéen démb vers 15h la ko for diggante Sandaga ak immeuble Mariama Sacré-Cœur ku ko moom rek na nga woote ci 76 511 76 29 Moustapha Seck ne dafa réeral carte grise TH 69 86 C ci corniche bi démb vers 16h ku ko moom wala ku ko for carte grise boobu nga woote ci 77 442 96 Aminata Diawo am 10 ans mu ngi dëkk Malika dafa réer depuis ñaari weer yaayam Fatoumata Sidibé papam Boubacar Baldé kon Aminata Diawo ku ko gis rek na woote ci 78 223 77 69 xale bi dafa réer ñaari weer a ngi nii nee nañ Malika la dëkk kon yes kon communiqué naa ba noppi yes communiqué naa de man Tulaay suñu dëkk boobu ñu dëkkoon Grand Dakar. Tara ak Seck ñoo bokk nekk. mag Abdoulaye Niang Ngor ak rakam Abdou si am na ku mu bokkaloon nekk de Amet Ndiaye ak Kanati Fama Ndiaye ñu bokkoon nekk waaye xawlal ambiance su kër ga noonu am na ku fa takk jabar de ci kër ga. ci bokkante néeg bi. ñooñu bokk nekk inspecteur impôt et domaine ñooñu bokkoon nekk ak journaliste yeeg stagiaire yeeg ñooñu. waaw am na ko fa takk jabar de ci kër ga. du ma ci waxante foofu du ma ci wax nag waaye am na ko fa takk jabar. am na ko fa takk jabar. waaw ci kër ga. am na ko fa takk doomu Pa Ndiaye ci kër ga. day locataire lañ fa woon. ca bëggante bala sama yaay maam Diarra Fam maa ngi koy nuyu nee na ca clavier bi la waaye bii ca bëggante bala maam Diarra Fam xoolal da baax maa ngi leen nuyu. yaay ca bëggante bala maam Diarra Fam na fan yee damaa mere de dafa maa mere secret. lu xew. dafa ma ne bu ma demaatee Italie indi la parfum. mënu ko xaaruma. yaa ngi ci élection yi. mënu ko yow kii li koy xaar ci kanam ci élection fin d'année bi fin janvier moo nga war a falu. ñu war laa takkal drapeau bu verte bi. waaw nga war a toog régler situation. waaw war a def passation de service. régler situation ay weer. léegi yow parfum boobu lay xaar. boo noppee soo ko def sa premier voyage boo xam ne ay partenaire ngay wuti boo demee mën nga faa am 1 mois soo ko ñëwaat soo ko wutaat sa voyage bopp boo xam ne ci ngay jënd ay parfum xanaa kon août déwén la jëm wala septembre. yaay joxal alaaji parfum sama anniversaire 12 août déwén la jëm su ko fekkee jàmm. yaay joxal alaaji parfum yaay booy. waaye ba ma ko waxee ba léegi tontuwuma nag xam naa kon dafa maa mere. dala mere édité sama yaay du la mere. naa def maa mere. sama yaay du mer te nee na man Mantulaay pànkuma mu ne ko mun ma pànkuma de man pànkuma. walaay pànkul. ma ne ko cey yaay booy. pànkul de ak a baax nitu kese la. wallaahi nitu kese la. yal na yàlla sàmm ko. te am yëg ci nit. yal na yàlla sàmm ko. ak am yëg ci nit. yal na yàlla sàmm ko. yal na yàlla sàmm ko. amiin. yal na yàlla sàmm ko. waaw maa ngi def direct de sama jigéen. xam naa ni yow la kay xam naa ni yow la. wallaay ndeysaan. suñu màkk ga suñu yoonu màkk ga sama yaay ji nuyul ma ko bu baax. wallaay loolaay dëgg la ma. amin taal kontaan naa ci kanam dinaa la woo incha allah waaw sama jigéen la. Absa nee na ma ngay fiir ci maam Maguette. sax ndey bi Absa baawa sama xarit bi may souhaité joyeux anniversaire ma ngi cay fiir baawa yow sama xarit nga yow yàllaa ñu boole. Mantulaay tey la àjjuma.
Baye Fall tamit sama xarit la xaw ma ko nag waaye nee na moom daf ma bëgg man ku ma bëgg sama xarit nga ndeysaan. ndeysaan ak ñi ma bëggul sax sama. wallaay ndeysaan. ma xaritu ñëpp laa Absa nag yow nen nga yor de danga koy may nees de nangul rek. ku ñëw càpp. yow sama xarit nga waaye nag nen nga yor baaw te man xol bee yaatu looloo ma sonal. ak siis kenn du moom ci man ndeysaan. doom day mami Babacar mu baax lool. yee am na xeetu misk bu may jox de. Absa xeetu parfum boo xamante ni misk boobu. macha allah sama waa ji. waaye Absa yal na yi fi nekk ay magasin yu bëree bëri waay. amiin waaye kenn du sëñ Sidi Bara. Sidi Bara yi dey. Sidi Bara de xeetu la ko la ñu ma yónnee. nee naa ko place bi yal na barkeel. mantulaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni. tahaadu taxaabu. tahaadu taxaabu. dee leen joxante ci cofeel. dee leen joxante ci mbëggeel. dee leen joxante ci yéene ngeen nekk ay soppe. faw ngeen nekk ay soppe mantulaay parfum ku la bëggul du la ko jox. man de ku ma ko jox bëgg nga ma. billaahi parfum ku la bëggul du la ko jox. ku ma fekk ni ma am parfum laa la may ku fekk nga taxaw itam mu jékki-jékki fi nga taxaw mu buuxal la ab 5000. waaw te defuloo ko dara. du ma ko bañ xam nga ni kooku gerul la de. déedéet. wallaay xam nga ni 5000 kenn du ko gere mantulaay waaye loolu la mën a exprimer. dama na waxtaan benn kilifa police boo xam ne yenn saa ñu tudd ko di wax njàmbaarteem muy da ngay gis kenn koo xam ni day dawal oto ba ñëw taxaw ci yow yëkkati benn 5000 jox la. ma taxaw di ko xool ma ne ko déet bul ko xool de ma ne ko wallaahi xam na ni ëpp lewu la. dëgg la. waaye loolu la mën a exprimer kontaanteem bi mu kontaan ci yow ndax liggéey bu am solo bi ngay def. joie bi lay génne mbégte bi lay génne. wallaahi message yu neex yi may jot moo tax may mën a ndeysaan. wallaahi dañoo baax réew mi wallaahi. dañoo baax. xam nga parfois mën nga nekk ci émission kenn wax la lu naqari. wallaahi jàpp ne da lay déstabiliser amaana sax. déstabiliser ñu moom yombul. wallaahi ndax même boo ñu yónnee message bi gën a ñaaw ci message yi dañuy continuer di. wallaahi ndeysaan ci la ñuy gën a sax mën a ambiance. wallaahi ndeysaan mais nit xool la ba seppali la. ni la dama la bëgg. wala yow mii. danga baax wala mbaax nga ma wan wala li laa sentir ci yow ñooñu am ñu sa fay ndax mën nañu ko yëg te duñ ko wax. ay xam nga li ma gën a bañ sama àdduna. waaw. ñu bindal Alaaji Mansour dara. nga teg ci benn message ni ma ko jéppee nga baal ma rek. waaw ni ma ko bañee dama joxe exemple. rek ci ñëpp je comprends. nit koo xam ne xamoo ko. musoo ko gis. xamoo nu muy dundee laajoo seen waa koñ xamoo na muy vécu am lan la. ñu bind dara ci moom rek article bi baax na wala baaxul. nga bind ci suuf yow ni kii ni ma ko jéppee. wala ni ma ko bañee pour lan. wallaahi nit nu muy bañee moroomu nitam. nit naka lay mënee bañ boroomu nitam. naka lay xasee doomu aadama ñëpp gis xas bi ku dugg gis yow diw mii ngay xas pour lan. nit ñi de ay pour lan ay njaboot yàlla lañ. waaw. ku leen bañ day liggéey yàlla nga bañ. waaw parce que ña ngay bañ ay nit lañu. wallaahi dañoo am ay soppe am ay bañ. wallaahi am ay xarit am ay nawle. wallaahi ña ngay xas naan nii ak nii mooy seen jikko ni ma ko jéppee parce que. am ñu ko bëgg am ñu ko bañ am ay doom am ay jarbaat am ay rakk am yaay am baay. wallaahi te xëy na sax moo la gën. wallaahi soo mënul wax man de man sama slogan loolu la man su ma mënul wax. su ma mënul jël sama téléphone bii témoigner nit lu baax lu ma xam ci moom. man damay noppi. xam la ma xam yàlla nag man xool nit rek ni dama ko bañ yàlla defal ko ma xol boobu nit day wax aw yiw man bañu ma kenn baa mu noppi surtout bu fekkee nit bu fekkee ci nit yow mantu la ñi ngay tudd ñëpp ñi ngay bëgg ñëpp wala ñi lay bëgg ñëpp tey nga di leen tudd fii ci rajo bi am na ci ñoo xam mosoo leen a gis bari na Mbaye Diop benn yoon laa ko mos a gis ci àdduna. ñoo xam ne message rek moo ma booleeg ñoom saa bu tës bi commencé. ñu nuyu ma nuyu leen Abi Thiaw ay famille lañu léegi yàlla xam na ko. wallaahi. Pape Moussa Fall mosuma ko gis. ñu nëbbalante. suturaalante. di waxante lu baax te ñu ngi seq tey ay kóllëre yoo xamante ni bii kenn. vraiment kenn xamul fan la yegg. dëgg la chimère mii nekk ci. loolu machine am yi di liggéey nekk ci boxam bii di liggéey soo taxawee yow sa koñ nga ni man chimère bugguma dégg turam bugguma sax ñu koy wax chimère dama koo jéppi dama ko lii léegi yow jéppi boobu comme muy sonal yow wala chimère mi xamul ne jéppi nga ko ndax xamula vraiment nañuy rafetal wallaay moo gën a noppale nañuy rafetal àdduna bi wallaay moo gën a noppale wallaay moo gën a noppale Fallou Mbaye maa ngi lay ziar bu baax Fallou Mbaye daal loolu moo wax noonu moo am
dañoo dëkkoon Grand Dakar dëkk bu rafet dëkk bu neex tubaarkàlla ñun ñëpp ñu nekk ay xarit waaye ba ñu demee ba ku nekk di am foo jëm daal daa am ku takk jabar ci ànd ga am na ku takk jabar ci kër ga waaye day takk ba bu amuloon du baax de wallaay maa la ko wax ndax ka mu takk baax na moor ka mu takk yiw na ka mu takk mën naa boole ab diggante ci rafetal ka mu takk dégg na ndigal njaay bu sëriñ Saar yaay jaata yal na yàlla sàmm la sof ak a baax yal na yàlla dooleel la waaw ak a baax sof ndeysaan Zof Mansour samay xaritu Mansour la tudd ndeysaan Mari Fall bu yor jotee Mantulaay soldaaru Mantulaay Omar bu 10h jotee 10h bu jotee balaa ngay dugg studio di def sa émission boobu tudd 11h waxtaane ko 10h demi rek jullit ñaari rakka ndeysaan maam Fatou Bintou Diop naa fi lekk yor ajjuma li ci nekk ci aw yiw Mantulaay ndeysaan kenn xamul nu mu toll lay avantage ba mooy boo ci nekkee doo xool koy bañ dëgg la doo xool koy iñaane doo xool koy jéppi te doo xool koy jëw wallaahi ndeysaan yàlla da lay jéggal say bàkkaar te li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamul nu mu toll wallaahi man boog tey la aljuma ndeysaan lu mu xat nañu julli ko yoor dégg nga waaw bàyyi ci xel na nga julli ko yoor incha allah waaw donte ñaari rakkaan yàlla boole ñu ngëneel gépp ku ko mën ak ku ko mënul mu boole leen ko waaw baax na de ku def rek yéene ci ñëpp baax na de ku koy def rek yéene ci ñëpp yàlla jàmmal nu Assane Thiam alaaji dañoo sàcc wotoom démb ci guddi ci Parcelles Assainies unité 13 mais oto nu ñu koy sàccee Corolla la marque bi oto nu ñu koy sàccee C90 gars yi nag est-ce que duñu am ay double en tout cas nee na DK 7025U la numéro bi 77 940 06 13 940 06 13 marque Corolla C90 la. Chimère ñu dem ci suñu tës bi première partie bi la deuxième partie bi ci waa ji leen jëm. suñu waa ji mari battu te moom mu ne du mari battu. moom ne dafay dénoncer violence yi rek doo woo ki ñu enlevé moom la première partie bi moom la. deuxième partie bi dama ne. waaw pour kii ko junj ko gars yi rek. waaw dañuy demaat ci coowal soxna sa. waaw yaa ngi dégg. waaw coowal soxna sa lañu jëm ndax procureur dafa sàkku ñu tëj ko 1 an. waaye entre temps jëkkër ji téye nañu ko. waaw ndax diffusion vidéo bi. mujj nañ koo jàpp. woo nañ ko ba jàpp ko téye nañ ko ndax diffusion vidéo bi waaye itam non assistance à personne en danger. donc loolu lépp jàppee nañ ko mi ngi ñu téye nag mais laataa muy dem démb di wuy ji. jot na jokkoo ak ñun ba dénk ñu ay kàddu. yaa ngi dégg ci la ñuy ñëw ci deuxième partie bi laataa loolu dañoo am beneen cas bu ñu dab boo xam ne bu doy waar la moom it. te buñ ci jugul fii ak weekend bi mën na ëppi loxo. moo tax ci moom la ñuy njëkkee madame Mbaye Parcelles Unité 1 maa ngi lay nuyu. Chimère ñu dem ci suñu cas bi. ñu woo ko wallaay yàlla xol bu rafet lay fa. xol dafa am solo. ak am solo. xol dafa am solo. ak am solo. yenent bi nee na am na suux wu nekk ci yaramu doomu aadama bu baaxee lépp baax. dafa béy. bu yàqoo lépp yàqu te mooy xol. waaw non te mooy xol. bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu. waaw. mooy xol. yàlla sàmm xol yi. yàlla sàmm jikko yi. yàlla def ñu ay soppe. ma Abi Sagne ñu ngi koy nuyu bu baax. Nabou Faye sama xarit bi ziar naa la bu baax a baax a baax a baax. julli juma dafa baax. baax 10h rek fu 10h jotee yow jot na. la ci nekk ci ngëneel day la ci nekk ci tuyaaba la ci nekk ci xéewal. Chimère ñu dem. ay ci allo. oui. rajo waxal ak moom. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi sëñ bi.
waaw luy sa problème da nga doon sëy ak sa jëkkër nga ni da ngeen a divorcé mu enlever say doom. dégguma la bu baax de day dagg. ma ni lan mooy sa problème ak sa ex jëkkër. waaw loolu laa bëggoon. waaw dama ni lan mooy problème bi waaw bon problème bi moo man ak sama ex jëkkër bu ma daan sëyal daal. waaw. moom la dama tas ak moom ça fait 2 ans parce que daf ma abandonné depuis 2015 nekk ak beneen jigéen Congo. te mu nekkee ak moom Congo nag di ko nëbb ne fii daf fi am jabar. bi ma demee ba mënatuma supporter situation ma demandé ko divorce. voilà pour loolu nag commencement bi pour mu nakaral ma dafa commencé téye loxoom du ma defal dara mais comme que yàgg du dundal doom yi mais comme que yàgg naa di débrouiller di def samay business. topp ma ko ma nekk di dundal sama ay doom. période ouverture daaw. yàgg na bëgg yóbbu xale yi Congo nag parce que daf ma daan naxee naan ma dama bëgg rek ñu ñëw vacances ci man xool ni may liggéeyee mais dama daan bañ parce que xam naa jikkoom. da nga daan bañ dem fan Congo. waaw parce que moom foofu la nekk depuis 2015 ak benn dafa am jabar daal jabar ji ministre la mooy ministre de la santé bu Congo. léegi daf ma daan wax chaque fois au moins naa ko bàyyi xale yi ñu dem vacances yi fi moom Congo damay bañ parce que xam naa jikkoom am na ñaari doom yu góor ak ñaari doom yu jigéen. façon wax bu nekk wax na ko ma bañ. ba ouverture daaw mu ñëw dal hôtel ñëw kër ga seet ma ne dafa bëggoon ma jox ko xale yi mu weekend ak ñoom ma ne amul problème comme que mooy seen pap ma jox ko mu bañ ne du ma delloo xale yi ma dem porter ko plainte police su Jëppal. police su Grand Dakar ñu woo ko ne ko delloo kii xale yi. doomam yi moo war a yor doomam yi ba yoon di leen àtte comme que moo mës a nekk ak ay doomam. mu ne dina ma delloo xale yi mu bañ. ba man maa déplacé sama ñaari frère ñu dem ba hôtel bi mu nekk ma nangu sama ñaari doom yi ñu ñibbis mu dellu Congo ma foog ne bàyyi na mu sedd mu dem toog 6 mois Congo ñëwaat bi mu ñëwaatee noonu benn jour mu ñëw sama kër bi mu ñëwee sama kër commencé di wax ma woo gardien yi ñu génne ko biñ ko génnee mu dem nekk hôtel ba mu neex ko après nag yi muy wax nit yi naan comme que man dama koy xañ ay doomam ak yooyu may dégg nit yi di wax loolu te xamuñu ni mu demee man yàgg naa xam intention wam léegi après ñu ne ma bàyyil mu sedd comme que moom moo jur xale yi gëmuma ne dina leen def lu metti mu ñëw invité ma restaurant ñu toog waxtaan mu ndax ma daal mu ne ma man bul xalaat ne dama bëgg a jël xale yi yóbbu leen mu ne loolu xalaatuma ko def parce que man duma moot waaw dama bëgg rek ñu jiboo nekk xam nga benn pour le bien des enfants ma gëm ko ma ne waa amul problème ndekete moom ut na avocat wam mi ngi waaj xam naa laajte na renseignement et tout benn jour rek mu fekk xale yi Dakar Sacré-Cœur ñaar ñu góor ñi fu ñuy footballé noonu la leen jëlee yóbbu bi ma toogee heure ñëw gisuma xale yi sama xel ñaaw ma woo ko mu ne ma maa jël xale yi demal fu la neex dama leen di yóbbu ma dem porté ko plainte parce que hôtel Waterfront la doon nekk di nekk côté fële Wakam je crois ba ko porté plainte ñu dem jëli ko bi ñu demee ba foofu nag mu ànd ak avocat wam ñëw te nga xam ne dafa am avocat bi bi mu ñëwee ñu entendre ma attendre wax enlèvement ni du enlèvement parce que moom mooy papa xale yi te moo yor puissance paternelle ma ne ko même bu nekkee papa xale yi ma ne ko kii ça fait des années mu bàyyi ma fii Sénégal ma nekk ak samay doom di dund damaa mës a dund ak samay doom ma ne ko te xam naa intention mooy mu jël leen yóbbu leen ma ne ko te daf ma ne demal fu la neex damay yóbbu xale yi mu ne ma ah ñun loolu mënuñu ci dara daal moom moo am puissance paternelle bi. moom sénégalais la balaa ngay eggali wala. ah. moom sénégalais la wala. moom d'origine guinéenne la mais il a 3 passeports yoo xam ne bu nekk ak ay information yu bokkul moo ci nekk turu yaay yi ciy nekk du benn. date de naissance yi ciy nekk du benn. donc dafa am passeport congolais. am na passeport congolais am na passeport guinéen am na passeport sénégalais. ok. mais bu ci nekk ak information yu différent moom moo ci nekk. information yu différente du moins. léegi nag loolu commissaire bi waaw bi ma ne mënu ci dara ñu conseillé ma ne ma demal nga def plainte au niveau du procureur ma def plainte au niveau du procureur topp affaire bi fekk fay na sama téléphone doom yi
fay na téléphone am moom kenn mënatu ko joindre. joxe instruction fi mu dal ne ku fa ñëw bu mu fa dugg. même sama tante déplacé wu na dem ba foofu wax ak moom mais nanguwuñ ko bàyyi mu dugg. léegi bi ma defee plainte au niveau du procureur ak soit transmis bi génn dem police centrale ma dem police centrale ñu entendre ma wax. ñu koy woo téléphone mënuñu ko jot ma ne leen kii du ngeen ko jot parce que depuis bi mu jëlee xale yi. dafa fay téléphone am ñoom ñu déplacé wu dem jëli ko. entendre ko parce que loolu bi mu fayee téléphone bi ak yooyu def na ay 1 mois. biñ ko jëli jee nag fi mu nekk entendre ko mu wax jour boobu lay ñëw la soog a ñëw fii sama kër maam fekk ma fi ne ma yow da nga bëgg a yàq sama kayit famille bi yëpp a ngi toog da nga bëgg a yàq samay kayit police centrale laa jóge déglu nañ ma mais nee nañ ma que man maa am puissance paternelle te dinaa yóbbu xale yi mu ne ma am naa xaalis am naa avocat yu baax te dinaa la détruire ma ne ko baax da ba ne ko yow sa alal nga ciy def ma ne ko mais man tam sama bakkat jaral dama ko sama bakkat parce que ñaar ñu góor yi mu jël kenn ki 13 ans la am kenn ki 11 ans la am. li ana xale yi tey. xale yi yóbbu na leen depuis avant Kori Tabaski la dem ak ñoom Congo xaw ma ci lu ñu ne dégguma leen nii rien. ba tey mosoo ci dégg kenn ci ñoom ñaar. wallaay lazim bi mu leen yóbboo ba tey. léegi nan la defaat nag. léegi moom dafa ñëwaat. dafa ñëwaat léegi bi mu jógee suñu kër fii mu dem. léegi nag man ma woowaat ki yor enquête bi. léegi mu ne ma war naa déglu yow sa ay témoins parce que moom indi na ay témoins ma déglu leen léegi sa ay ma woowee enquête parce que bi mu ñëwee fii suñu kër nee na heureusement sax waa police centrale xam naa fa ñu bëri même commissaire bi sama xarit la wallaay lazim loolu la wax fii ci kanamu ñëpp. léegi man ki yor enquête bi saa yi ma ko woowee daf may wax tey suba damay nekk sur le terrain affaire bi louche daal du ma comprendre parce que dama ne kii jël samay doom bëgg leen yóbbu ñii war a baral kii bi enquête bi pour mu dem tribunal kii saa yi ma ko woowee mu naan ma aw ma jot te daf ma xoon tax dafa war a entendre xale yi tamit. mais xale yi boobu ñoom police xam nañ fi ñu nekk. waaw boobu mi ngi hôtel Waterfront ak xale yi. léegi yow boobu xale yi amoon nañ passeport wala amuñu woon. wóoruma mais xam naa man. yow bi ñu nekkee ak yow laa wax amoon nañ passeport. non amuñu passeport. kon entre temps mi ngi leen doon defaral passeport. mi ngi leen doon defar parce que man yàgg na ma wax est-ce que bi mu nekkee Congo mu ne ma est-ce que doo photocopier sa photocopie carte d'identité nga signé ci suuf nga envoyé ma ko ma ne ko pour lan la mu ne ma dama leen di defal ay kayit pour ñu voyager dem Canada mais man jàng naa dofuma. ma ne ko loolu du ma ko def 3 fois wax na ma ko ma bañ. xam naa ne nag loolu la leen doon jéem a lijjanti comme si man maa joxe autorisation bi. ma bañ. peut-être nag foofu la lijjantee passeport wala temps bi mu ci nekk parce que enlevé na xale yi plus d'1 mois avant mu leen di yóbbu. léegi nag dafa ñëw jëlaat keneen. dañu ne ah. dafa ñëw jëlaat keneen. ma ni dafa ñëw Sénégal jëlaat beneen doom bi des. foofu tamit doy na waar 1 mois ñu nekk ko Sénégal muy régler passeport ak lépp. te kenn waxu ci ñëpp dara. xam ni mi ngi ci benn hôtel kidnappé ay doomu jàmbur. te mën na leen génnee réew mi kenn waxul kenn réagirul. waaw mais des na beneen bu gën a grave. avant ñu egg ci boobu kay bu njëkk bi. waaw. mënuñu la delloo xale yi parce que Sénégal fii noonu la moom moo am puissance paternelle man si laay soog a xam loolu sax. ma ne leen mais loolu nu mu mënee nekk. mais leen puissance paternelle ko xale yoo xam ne bi ñu juddoo ba tey man maa leen yor ma ne leen xamu leen sax ndax devoir de père mi ngi koy def ou pas. ma ne ko te bi ma ko ñaanee divorce ba tey accepté wul loolu dafa téye loxoom. may jóge ko daanu yor samay doom et tout ma ne leen te Congo sori na bu leen yóbboo dootuma leen gis te xam naa ne mënuñu dem ba foofu di jëli xale yi loolu yëpp wax naa ko ñu ne ah ñun mënuñu ci dara. enquête bi day dem ci procureur affaire yooyu. après ñu procédure bi daal day yàgg boo bëggee da ngay demander sa garde enfant. léegi enquête bi yàgg ba benn jour man ma solal sama bopp samay dàll ma dem police centrale. ma demandé à voir le commissaire ñu woon ma ko ma expliqué ko mu ne ma ku yoroon dossier bi ma wax ko mu woo keneen laaj ko léegi kooku woo ki yoroon dossier bi ne fa ah papa xale yi de man woo na ma keroog tàggu ma ne ma que day voyager ak xale yi pour 10 jours rek. parce que main libre la def ma ne ko voyager xale yi ak 10 jours mu ne ma ne ko kon bàyyi ngeen ko mu dem ak xale yi ñu ne ma waaw ma ne leen mais bu ñëwaatul nag ñu ne ma ah bu ñëwaatul nee nañ ku mës a dem di nga mës a ñëw. ah oui après man ma daw fii wallaay la di wax ko sama tante. ma ne ko aji mu ne ah ma ne ko gis nga ñii li ñu doon yàggal enquête bi yëpp ma ne ko tey man maa sol sama dàll demal sama bopp ma ne ko te nee nañ Abdou Salam tàggu na leen nee na leen day voyager xale yi pour 10 jours kese. aji mu ne ma man sama tante bi ma yar mu ne ma man kañ dossier bi sax daf ma xaw a jaaxal. dafa bizarre kay.
noonu ma toog nag ma jaaxle après sama tante bi témoin la waroon nekk parce que moo ma daan dimbali des fois di ma yónnee dépense di ma defal lu nekk léegi bi ñu demee pour témoigner moom tamit témoignage parce que dañ ne woon moo des pour ñu boucler dossier bi mun ko yóbbu tribunal bi ñu demee ñu fekk ki yoroon dossier bi ñu ne moom transféré nañ ko feneen. ñu woo ko téléphone mu ne dossier bi mi ngi foofu sur la table ñu seet dossier bi ba sonn ñoom ñu ne gisuñu dossier bi wallaay lazim ñu seet ñu ne ñoom gisuñu dossier bi. ok après man ma jaaxle daal. mais waa ji ma après mais quand même dugal nañ sama tante ci benn salle nee nañ entendre ko noonu parce que dañ ne woon moom rek moo ci def pour ñu boucler dossier bi. yóbbu ko tribunal. d'accord léegi soxna si léegi loolu mu def lépp noonu dewaat dossier bi mais actuellement ñëwaat na Sénégal ba enlevé waat sa beneen doom. waaw après mu dem Sénégal man nag ma nekk sama ay procédure parce que problème bi mooy maak moom mosuñu am certificat de divorce parce que mariage civil mariage religieux rek la ñu mës a def. non dama ni mais ba mu nekkee Congo. ma yëg ne dafa am beneen jabar man proposé naa ko pour ñu def mariage civil mais mosul accepté. non dama ni. waaw actuellement nii ngay wax nii waa ji mu ngi Sénégal dafa enlever sa beneen doom. waaw xam naa wóoruma nag ndax mi ngi Sénégal ou pas. mais ñëwoon na fi. parce que dellu na Congo. ba ñëwaat. man ma nekk di yéeg ak a wàcc. le mardi ma dem Liberté 6. ma xelmati ku nuroog moom ci benn oto. parce que menacé woon na ne yóbbu nañu góor ñi dina ñëwaat jël ñu jigéen ñi ba ma yëgee loolu ma defaat plainte au niveau du procureur. waxaat ko ne yóbbu na sama doom yu góor yi te nee na dina jël ci sama doom yu jigéen yi. parce que moo am puissance kii paternelle. léegi soit transmis bi génnaat na fekk bi may def lettre au niveau du procureur bind naa ci yëpp ma ne moom nee na xam na waa police centrale commissaire bi yëpp ay xaritam la. waaw léegi fi mu toll nii lu mu la defaat. lu mu ma defaat. dafa ñëwaat man mardi laa ko xelmati. ci benn oto ma ne peut-être du moom dafa nuroog moom. démb li yàlla di def sama benn doom bu jigéen bi am 7 ans ma ne ko demal nga defi cours particulier mu dem fi muy defee cours particulier ma jël sama photocopie sama carte d'identité dem di ko photocopier. léegi sama doom bi am 4 ans aji ki mu yóbbu maa ngi ko bàyyi fii muy fo ak moroomam yi ma dem photocopier carte d'identité bi di wàññeeku rek ci bopp koñ bi fi sama beneen doom di defee cours particulier ma xelmatiwaat ku nu roog moom. parce que dafa ut renseignement yépp avant muy ñëw. ni may dawee pour xool ndax moom la wala du moom rek mu jàdd ci biir koñ bi ma tëllee ci koñ bi gisuma ko ma xam ne moom la dafa daw parce que mënul gaawee nii. sama xel ñaaw ma daw sama doom bi fi muy defee cours particulier ma expliqué ku koy jàng ma ne ko téyel ma ko léegi dama jotee papaam enlevé na sama ñaari doom yu góor yi te xam naa ñu jigéen ñi la bëgg a yóbbu. ma daw si suñu kër fii pour xool ku ndaw xale xamul dara rek sama doomu sœur bi ne ma daandiira ma ne ko lan la mu ne ma aji de papaam moo di fekk fee ci koñ bi ñuy foox di jënd chips. papaam dugal na ko ci oto ba yóbbu na ko. wallaay lazim ma xam ne. moom la loolu kañ la démb loolu démb la loolu démb la. démb vers 18h. léegi dem nga hôtel ba mu daan nekk. hôtel bi nekk fa parce que dafa muus dalu fa xaritam yi ma woo sax dañ ma ne yàlla xam na ne pour xam ndax mi ngi fa dañ ma ne yow yaa ñu yëgal ne moom mi ngi fi. xam na ne moom bu enlevé xale bi ñun directement din ci hôtel bi foofu la ñuy ñëw donc dafa prévoir yëpp bi yoon mu changé hôtel ak yëpp. ci laa dawee récupéré ki doon def cours particulier indi ko ci kër gi maa ngi nii téye ko ñemewuma sax mu jàngi parce que mën na ko sàcc ci tànk yooyu la nekk. léegi nag da ngay alerte autorité yi. kon ñaata doom ngeen am yéen ñeent. am na ñeenti doom. jël na ñett ñaari góor ak déjà ñaari jigéen ku ndaw ku am 4 ans ci nag moom la jël. mais kon actuellement waa ji mu ngi Sénégal. donc fu nekk nii waa police bu ñu yëgee loolu parce que enlèvement bi itam même bu fekkee moo am puissance paternelle. warut a jël xale yi ci ak maa tey di leen enlever. parce que xale yi aussi am nañu ay droit. looloo ko may fit parce que Sénégal nee nañ loolu du enlèvement moom moo am puissance paternelle donc loolu mu defoon ba le passé mu jàll moo tax mu am bii yoon fitu ñëwaat def ko. parce que man loolu daf ma dépassé ba tey ma ne mënuma gëm jigéen yor ay doomam di ci sonn góor bu nekk ca àll pendant 6 ans xaw ma xamu leen ndax mi ngi dundal ay doomam et tout ñëw jël xale yi nga def plainte pour enlèvement ñu ne la li ngay wax enlèvement tuddul enlèvement te dama def enlèvement et séquestration. parce que bi mu leen jëlee dafa fay seen téléphone yi mënuma leen jot interdit ma accès ci hôtel bi foofu donc loolu bu dul enlèvement et séquestration lan mooy enlèvement et séquestration. wax dëgg yàlla. donc yow fi mu toll nii yóbbu na sa doom bu am 13 ans bu am 11 ans ñoom ñaa nga Congo leer na. 11 ans ak ku am 13 ans. léegi ku am 4 ans ki moom mi ngi Sénégal nii ndax diggante bi mënu fee daw.
wóoruma nag ndax génn naa xale bi ou pas parce que xam naa. maanaam démb 18h la ko jëloon. 18h la ko jëloon. waaw mais. donc nañu surveiller frontières yi rek. mais nañu interpeller waa police. waa police surtout. dañuy waa centrale ñi nga xam ne ñoo yoroon dossier ba bu njëkk ba. nañu interpeller la police. ñu dimbali ma parce que lii dafa metti. ah ouais ah ouais. munoo yor say doom pendant des années góor ñëw di def lu ko neex boo waxee ñu ne puissance paternelle la am na ci droit. te yow yaa yor say doom di sonn man loolu nag xaw ma Sénégal suñ ko teg man bi ma amee problème ak moom nii. boole ci koo xam ne xamu fu dëkk. foo ko seet koo xam ne am na nationalité sénégalaise am na nationalité guinéenne am na nationalité congolaise. mais léegi foo koy seete. allo. waaw allo waaw. oui. léegi waaw léegi ñu bàyyi la nga def appel autorité yi ñu dimbali la parce que itam lii jaay doole la goo xam ne dafa jéggi dayoo. vraiment maa ngi ñaan nag autorité yëpp parce que c'est un gars faux boo ko gisee nag nga ne kii li ñuy wax ci moom amul. 3 papiers yu bokkul laam bu nekk ak des informations différentes ak des dates de naissance différentes ma wax ko tey day def trafic de faux billets lépp lu saal mi ngi ci moo tax façon passeport bu nekk yor na ko. may ñaan ñu dimbali ma parce que lii metti na maa ngi yéeg tribunal di wàcc mais ñëpp xam nañ ne affaire de tribunal dafa metti te moom xam na loolu peut-être nag dañ ko conseillé ne ko jëlal xale yi nga daw ak ñoom dem parce que boo deful nank affaire yi bu génnee kii mooy yor gardu xale yi. parce que man façon maltraitance bu nekk dundaloo na ma ko Guinée la ma yóbbu woon may sëy façon métit bu nekk teg na ma ko dóor tëj da lay dóor tëj la ci néeg dem yoonam façon métit bu nekk. ba ñëpp ne ma dawal nga ñibbi parce que kii dalay rey suñu premier divorcé nañ 3 ans 3 ans xam nga nit yi topp la non njaboot ngeen dellu nag moom ndax xale yi moom ko sala ko dama changé naa xam naa ko discours Sénégal yooyu rek dem si la gën a pire façon métit bu nekk def na ma ko ba 2015 mu ne ma dañ ko affecté Congo fa la am liggéey ma ne ko xanaa nag fuñ la affecté di nga yóbbaale sa famille ma ne ko parce que en plus Congo ci Afrique la bokk laajuñu la kayit laajuñu la daal mu ne ma déedéet fii yow yaay toog gérer famille bi mais am na yoo xam ne du nëbbee bi mu demee laa yëg ne dafa marié wu ak ministre de la santé bu Congo te kooku mën na ko jur sax mais dafa am alal foofu la marié woo affaire yooyu man tamit ma jël samay bagage ñibbi ci Sénégal puisque moo ma yóbbu woon Congo est-ce que yow kon foog nga ni Sénégal madame yow demoon nga Congo musuma dem Congo Guinée la ma yóbbu. non madame est-ce que yow kon foog nga ni xale yi Congo la leen yóbbu wala Guinée la leen yóbbu. parce que bu fekkee xale yi mi ngi Congo. non bu fekkee beneen jigéen la takk foofu. Congo fa la am entreprise am fa la nekk ak jabar ji ak ay doomu jabaram ñoo dëkk. yàgg na bëgg xale yi ñëw vacances ci foofu. mais yow am nga ay info wala certitude boo mën a jàpp ne xale yi ñu ngi Congo. xale yi ñu ngi Congo am na ñu ci am information yu leer yoo xam ne nee nañ xale yi ñu ngi Congo foofu. waaw kon baax na. ci moom. waa léegi. loolu la en tout cas daal ñu Congo bàyyi na ma fii di nëbb ne maak moom on est marié depuis 2015 may muñ loolu ba 2019 nanguwul ñëw Sénégal boo waxee mu ne ma liggéey bi dafa metti boo ma comprendre fu may comprendre. ma ne ko yow sa liggéeyu bopp nga am ma ne ko Congo comme que nanguwoo ñu yóbbu. au moins sax ngay ñëw ma ne ko ngay xool sa doom yi ma ne ko parce que yow sa doom yi miinuñu la sax wallaay bu daan woote téléphone xale yi bu ñu xamee ne moom mooy woote sax ñu góor ñi dañ du ma tourné nii ñu làkkatu bu ma nee am wuyu leen seen papa kii naan joxal kii naan kii mooy ñu ko tellement que miinuñu ko xamuñu ci moom dara lu bëri. mooy puissance paternelle tabaski la daan ñëw bu ñëwee maximum 1 semaine la fiy def wala mu def fi 5 jours tabaski 2019 dafa ñëw un mardi lundi. mu dem madame laa fa woo ma ne ko lii. ah madame yow mbokki waa ji xam nga kenn ci ay mbokkam. yaayam moom la nekkaloon Guinée. allo. moo ne jëkkër ji xam nga ay mbokkam. moom pratiquement mbokkam yëpp ñu ngi Guinée. Guinée waaw. ñu ngi Guinée mbokkam yëpp Guinée la ñu nekk. ah waaw ñu ngi lay jaajëfal en tout cas ñun ñu ngi interpellé directeur général de la police. commissaire Yàgg ci njàmbaarteem ci cawaxteem ci farloom. ci ni mu bëggee njaboot ni mu bëggee Sénégal. commissaire Yàgg. vraiment ñu ngi lay interpellé. ndax waa ji njort nañu ni waratu mën a génn Sénégal. diggante démb 18h ak léegi pour dem Congo. dëgg la. ñu ngi lay ñaan di lay war a suul ndaw si daal metti na. metti na. say góor am ak moom ñaari doom yu góor ak ñaari jigéen ngeen divorcé même bu fekkee dañuy jël doom yépp jox ko baay bi mu sañ ko mais na nekk décision boo xam ne yoon moo koy jël. c'est ça. mais di bundu xatal jigéen di def ay kas-kas nëbbatu fii
di ko jouer fii nii sàcc kenn comme muus mi sàcc doomi jinax yooyu dafa ñaaw. te mu koy defee fii ci Sénégal boole ci waa ji est-ce que sax police bu luñ too ci affaire am. moom il est clean. am na nationalité guinéenne nationalité congolaise nationalité sénégalaise ak ay dates yu bokkul. ay turu mère baay yu bokkul ay turu yaay yu bokkul. ay tur yu bokkul. louche nga jëm. ah. louche kay moi je pense même bu passé ni muy tooña ndaw si ni muy enlever doom yi ni muy defee maa tey ci biir dëkk bi nag. est-ce que xale yi nekkuñu en danger. ah kay. ah baax na. maintenant nag vraiment commissaire yàgg. ñu ngi lay interpeller te di lay ñaan. ñu ngi lay interpeller te di lay ñaan loo ci mën a waslu ak. ci sa éléments yi ak sa taxawaay. nga taxawu ko ci ndax ndaw si kat jaaxle na kat. wallaay. waaw damay seetaan dem benn documentaire. ñu expliquer njaayum jaam États-Unis ñuy wane bateau bi mujjee yëpp ay jaam pour dem États-Unis ni ñu ko taale ci géej gi ni ñu ko suulee National Geographic mais dafa am ci fin wu documentaire Mantoulaye benn noir américain bu génn ni dafa metti parce que je me mets à leur place ñoom ban souffrance la ñu dund. ban coono la ñu dund gan déwén la ñu dee mais ndaw si nii foog nga nekk ci place am. pour mën a xam moom li muy dund ci wàllu métti. dëgg la métti na kuy yaay rek jamono ji xam nga ni lii métti na. parce que nga jur sa doom ñu jël ko ci sa loxo yóbbu xamoo di nga ko gis xamoo doo ko gis mooy sama mère boobu ma fi jëloon tës ku dëkk côté parcelle unité nga xaw ma. man de am naa ci yaakaar te mu sëyoon ak benn Nigérian mu jël doomam sàcc daw. man de am naa ci yaakaar mère bi dafa souffrir ba feebar. Mantoulaye ñaar ñi may interpellé. am naa ci ñoom yaakaar. parce que ñoom ñaar ñëpp dañu sensible ci wàllu famille. ndax ay nit yu baax lañu. muy commissaire yàgg. ak kilifaam di ministre de l'intérieur Antoine Félix Amadou Diome. dëgg la ñu ngi koy ñaan. lillahi wa rasuli ñu ngi leen di ñaan. nañu dimbali ndaw si ndax situation metti na. dëgg la bu fekkoon yoon ko teg duñu ci wax. yoon tegu ko benn waay bu ñu xamul moo koy jaay doole di ko noggatu. jël ay doomam yóbbu. lii nag daa war a dakk. vraiment. waaw yu mel nii dafa war a dakk. wax dëgg yàlla. enlevé doom dem ak moom jaaduwul. Sala Bigué Ndiaye maa ngi lay nuyu El Hadj Abdoulaye Mbow journaliste fii dafa fàtte iPhone X Max Pro ci benn taxi diggante hypermarché exclusive ak Sicap Liberté 5 taximan bi boo foree iPhone bi sa téléphone koo yebe woon démb exclusive yóbbu ko Liberté 5 andiwaat ko fii ci Zik FM rek nga jàpp ci téléphone Abdoulaye Mbow la ku fi nekk dëgg yàlla moom monsieur Mbengue Daaf maa ngi lay nuyu bëgg ceeb Aba noo def ziar naa lu baax Mantoulaye. maa ngi si jàmm. waa kay Ndiaye. maa ngi si jàmm maa ngi leen di ziar bu baax mais borom carte kii bi woo na ma dégg. moom carte kii bi Dubaï boobu. ah waaw man woo na ma ci jour ba mais est-ce que fii communiqué moo fi ñëw wala carte moo fi ñëw. non mooy bi ma la waxoon kii mooy bi ma joxoon noonu nee na dañ ko agressé woon. waaw keroog bisu làmb ja la woon. yow carte bi yow la nekkaloon. yaa yor carte bi waaw woo na ma dinañ daje ci kanam léegi may indi ko foofu wala ci rajo bi foofu may indi ko. tubaarkàlla. incha allah ziar naa la ba foo ne. voilà merci beaucoup xibaaru démb ak dëkk bi di wéy di si Zik FM 89.7 jaax nañ sànq rond-point bu Sam foofu lay taxul mu métti lool même si. oto yu bàyyi ko université ñu bàyyi ko place de la nation jaare ko deux fois face ñoom ñooy transité par la corniche aussi jaax nañ tànk rek fi nga xam mooy cour suprême mu am quelques ralentissements pour des véhicules yu bàyyi ko place du souverain africain mën ngeen fa jaaree jël tunnel bi subay jënoo tali fi nga xam mooy poste des millénaires foofu lay soit da ngay jaar axe bi jël avenue Malick Sy jaare ko intersection Russie utali poste Médina taxul mu métti ci fa bi rek ngay xaarandi wala bokk nga progressé tranquille utali bloc des Madeleines du côté de marché Tilène pour yu bàyyi ko rond point Samb fii mën ngeen progressé à hauteur du marché rek ci ñaari sens moom quelques ralentissements la tangi de progresser tranquille au le rond-point bu poste Médina ay ci kanam lay dikkat ba ci kanam Aba ci mel ñu dem machine non ma doon laaj ba xam nga Ourey Thiam xam nga ko Ourey Thiam Préra waaw xam naa ko bu baax sama chéri boobu waaw ku baax la moom journaliste la de ak jëkkëram ak a baax léegi Ourey damay laaj Ourey Thiam kañ nga gëj a présenter journal yow il faut sama doo ko fi clasher sama chéri koko chimère machine doo ko fi clasher sama mag vérifier yow kañ nga sa salaire yow kañ nga gëj a présenter journal sama mag la doo ko fi clasher baax na chimère machine Infos soporifiques sur un ton ennuyeux, le présentateur assommait les auditeurs. Oh, pardon. Faut d'abord que je prenne une gorgée de ce Fanta-là. Et c'est ce qu'il fallait. C'est clair. J'ai avalé de la lumière. C'est une explosion dans ma bouche. Ces minuscules bulles à la saveur d'orange coupent et décalent dans tous les sens. Retour à l'actualité.
Et place à la météo. Comment le ciel sourit après avoir pleuré par un arc-en-ciel. Fanta, voit la vie en couleur. Mon pays, le Sénégal, est touché par un problème qui nous concerne tous. Ma grand-mère est devenue aveugle sans que l'on sache pourquoi. Tonton Moussa ne travaille plus à cause de ses grands pieds d'éléphant. À l'école, mes amis sont souvent fatigués, ce qui les empêche de bien apprendre. Moi, je ne sais pas comment toutes ces choses arrivent, mais mon maître m'a dit que c'est à cause des maladies tropicales négligées, MTN. Savez-vous que près de 12 millions de Sénégalais sont exposés à au moins une MTN? Heureusement, les ministères de la Santé et de l'Action sociale et de l'Éducation nationale travaillent ensemble pour mettre fin au MTN. Chez moi, mes voisins aident à la distribution des médicaments et nos maîtres nous les donnent gratuitement. Nous devons tous participer au traitement car nous sommes tous concernés. Si vous voulez stopper les MTN, faites comme moi. Prenez les médicaments distribués durant la campagne de traitement de masse. Dites stop à la négligence, n'y a pas si bon. Tey promo Raktak 600% par Sedo et 700% par Orange Money. Avec la promo Raktak de Kirène avec Orange, profite de 600% de bonus sur recharge crédit par Sedo ou le 700% sur recharge par Orange Money à partir de 1500 francs CFA. Sedo là ak Orange Money. Mën nga am aussi 200% par Sedo et 300% par Orange Money sur recharge moins de 1500 francs. Promo valable sur recharge à partir de 500 francs. Le succès de Jollof Chicken kenn mënu ko expliquer ci réew mi ñi jàng marketing yëpp ñi ngi toog di xalaat ni ñuy expliquer le succès de Jollof Chicken au Sénégal. Jollof Chicken ñu ne ndax cafka gi la gaa ñi jaaxle lool ñu ne ndax niñ ko disposé la gaa yi jaaxle lool ñu ne ndax service bi la gaa yi jaaxle lool ñi jàng marketing yëpp étude de cas yi ñuy def ña ngi koy def ci Jollof Chicken ñu ne succès Jollof Chicken daal moo jaaxal réew mi ni succès Facebook ni succès Twitter ni succès WhatsApp ni succès Snapchat ni xale yi def Snap ñu ne vendredi 3 ci la ñuy inauguré Jollof Chicken bu Tivaouane vendredi 3 décembre Jollof Chicken bu Tivaouane vendredi 10 décembre Jollof Chicken bu Louga waa Lougaloo lu mu yaatu yaatu yëpp ñetti koñ laa ci xam Altieri Montagne Kër Serigne Louga waaye Louga ak li ko wër nee nañu Jollof Chicken la ñu jëm le 10 le 17 nag ñu daal di ñëw Médina rue 6 waa Médina ne xam ngeen ni rue 6 moo jël ndam li ci William Ponty xam ngeen ni rue 6 moo ñëw nekk léegi Champs-Élysées rue 6 moo xew ci jamono Médina rue 6 loolu kañ la mbokk yi le 17 mbokk yi Jollof Chicken a ngi noonu succès baa ngi noonu Jollof Chicken nag vendredi 3 Tivaouane vendredi 10 Louga vendredi 17 Médina rue 6 cey Jollof Chicken loo sax xame mu neex. ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. man de gis naa fu mucc ayib ci biir Dakar ci fan gisal naa cité émergence très accessible dama bëgg ci espace vert fi ñuy foowee Adowa yegsi na Adowa bienvenue hello 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 voici le cadre idéal Adowa enfin Adowa est là soyez bienvenue à Dakar seeni immeuble taru na lool moo leen si njëkk li yomb lool. yegsi leen si seen cité de l'émergence seen appartement F3 F4 F5 lu ko dalee 36 500 000 CFA woote leen gaaw Adowa ci 33 822 42 32. Bati Days mooy ndaje yi am ca bâtiment nga xam ne kenn waru ko wuute li ko tàmbalee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ba fukki fan ak benn ci weeru décembre xewlu leen ci ni ngeen ko bëggee ci promotion yu am solo yi ci bâtiment ay njëg yu wàññeeku ba ci 60% jumtuwaayu tabax yi gën ci njëg yi mën ca bâtiment la am kon nag xaar amatul ñun ñëpp ci Bati Days bâtiment lépp lu ngeen soxla ci kër ci kaw ba ci suuf. képp kuy liggéeyu expert comptable ci Sénégal te bokkuloo ci kuréel bii di ONECA ordre national des experts comptables et comptables agréés yaa ngi jalgati yoon te loolu mën na laa yóbbu tëdd kaso 2 at ba pare fay amende bu toll ci 5 millions yow mi commerçant entrepreneur wala sax chef d'entreprise na nga xam ne liggéey ak comptable bu bokkul ci kuréel bii di ONECA mooy sàggane sa liggéey te it daan yoon teg ci kaw comptable boobu dina tegu ci sa kaw yow mi ko dénk sa comptabilité lu ma da bàyyi xel la. La Tribu,
votre nouveau département Store Dakarois a enfin ouvert ses portes. Des marques de haut de gamme, décoration, vaisselle, mobilier, linge de maison, tapis et outdoor vous attendent en magasin du lundi au samedi en journée continue, exceptionnellement ouvert tous les dimanches jusqu'au 24 décembre. La Tribu, avenue Blaise Diagne, angle avenue du Sénégal. Contact 33 922 36 27. La Tribu, votre nouveau département Store Dakarois a enfin ouvert ses portes. sama réew Sénégal am na tolof-tolof bii nga xamee ne ñun ñëpp la yitteel sama maam dafa silmaxa te xamuñu lu ko waral tonton Moussa liggéeyatul ndax ay tànkam yu néewi ci sama daara samay xarit dañuy gaaw a sonn mu tere leen jàng man xawma lu tax lii yépp di am waaye ki may jàngal nee na ay feebar yu ñu ñàkkaloon solo ñoo ko waral MTN xam ngeen ne lu toll ni fukki million ak ñaar ci ay sénégalais jote nañu ak MTN yi waaye suñu xel mën na dal ndax ministère yi saytu wérgu yaramu askan wi ak jàng mi ñu ngi liggéey ngir xeex MTN yi ci sama gox samay dëkkandoo ñooy jàpp ci séddale garab yi suñu jàngalekat yi duñu ko jox ci daara yi ci luñ dul fay dara war nañu jàpp ci jël garab yi ndax ñun ñëpp la yitteel bu dee bëgg nga bokk ci ñuy faagaagal MTN yi def leen ni man jël leen garab yi ñuy séddale bu kenn sàggan ñëpp si bokk. N-Sup Afrique vous invite à la grande cérémonie de graduation. Nous préparons une très grande cérémonie de graduation. Cette grande scène, ces écrans, cette lumière, la totale. Regardez autour de vous, ça, c'est le plus grand spectacle. Les artistes de renom viendront rehausser la cérémonie de graduation. Back again, clap the hand, everybody say our man, N-Sup Africa, know you dancing, you don't want finger unity, head is on it, so you zone, do you master it, camera do you head, I'm Salam of your fashion, it's on it, do you just in your fair force, damn right, do you take, damn right. N-Sup Afrique vous invite à la grande cérémonie de... asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna N-Sup Afrique mooy teg graduation boo xamante ne du fu mustaam ànd ceeg waykat bu mag bi le chanteur du peuple Wally Barago Seck le 7 janvier inchallah Mamito ma fille prépare-toi N-Sup Afrique graduation boo xamante ne du fu mustaam maa ngi lay ziar. Alaaji mu ngoog jaajëfal Chimère. Interpellé encore une fois suñu takk der yi. suñu cas sànq bi soxna si. ngir mu mën a gisaat doom ji wala it doom yi. nu mu gën a gaawe. wallaay ndeysaan. bi ma leen junjoon la ñuy soobu muy suñu cas bi nga xam ni lundi ba tey daanaka ñu ngi ci. baal ma lay ma wax benn communiqué. balaa nga kii dafa am sama benn jarbaat bu tudd Cheikhouna Kébé. dafa nekkoon ca daara ja waaye ci màggalu Touba gi daa ñëw Touba ci kër ga bi ñu demee nag ba màggal gi jeex ba ñu koy waajal pour mu ñibbi la Cheikhouna jékki-jékki nu meng kenn gisatu ko ba léegi waaw sama doom la nag ndax sama doomu cousin la surtout Ndijaay Baddo Kébé la Cheikhouna Kébé moomu ku ko gis nga woote ci 77 251 51 14 wala 77 534 18 46 Cheikhouna Kébé la tudd. jëkkoon na koo def nag xam naa ni daal daa bokk ci kebe yu ndaw yooyu xaw a ragal daara. te ñoom nag seen maam yëpp ay sëriñ lañu xaw ma lu tax. kon daal ku am tegtal ci Cheikhouna nga dimbale ma lillaahi rasuuli nga gindi ma ndax loolu mantulaay Cheikhouna mi bu feeñee sama doomu sang laa. dinaa ci am bu baax dinaa ci am bu baax. mënta ñàkk ok ngoog Chimère ñu dem ci deuxième tës bi. junjoon naa leen ko mooy suñu cas femme bi nga xam ni vidéo circulé na ba daanaka doon na vidéo bu viral sax ci internet bi muy ki doon dóor jànkam bi xam nga ni lundi borom këram moo fi indi cas bi entre temps vidéo bi génn na ci internet bi kon booy bàyyi ko nijaay ji alaaj bàyyi ñu ko nijaay ji it ñëw na démb wax jëkkër ji it gendarmerie convoqué na ko démb nee na mi ngi ci seen loxo mais waaw mais avant muy nekk seen loxo nag Mohamed woo na ko ma ne ko woo ko nga wax ak moom balaa ngoon woo na ko mu wax ak moom laataa muy dem wuy ji gendarmerie parce que moom it dañ koy toppee vidéo bi fuité loolu lañ koy toppeewaat ko aussi non assistance à personne en danger ñaar yooyu lañ koy toppee. waaw foogoon naa ko de. mais laataa muy dem wuy ji kaddu yii la becc ci Mohamed
ngir indiwaat yeneen leeral ñu teewlu ko ci maire. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. d'accord léegi dégg nga li nga xamante ne nii loolu la sa nijaayu jabar bi loolu la expliqué rajo bi ci suba. d'après yow li nga njëkkoon a wax ci moom ci la sukkandiku pour def déclaration bi mu def léegi lépp boo ko boolee yow actuellement nii fan la mbir mi toll. ok nuyu naa ñëpp jëm ci sujet bi ma indi commentaire yi bëri na trop waaye dëgg bi incha allah dana leer su mu nekk nii ñu ne mbir bi mu ngi ci loxo yoon. sama premier sot bu njëkk bi dama ne violence faite au mari ndax am na ay góor yàlla yu bëri yoo xam ne ñu ngi fii ñu tëj ci ay violence yoo xam ne seen soxna yi doon ko def di dóor seen doom pour yëngal leen di yàq seeni matériel pour yëngal leen suñu yëngoo rek yoon teg leen loxo te loolu laay dénoncé góor yàlla gën a yeewaat tey seen loxo bañ ñu yëngal leen bi def yenn soxna yi di leen yëngal pour ëllëg fu ñuy mujjee du baax la sa topp mooy kuy ñëw di liggéey sa kër su fekkee ne lu muy def neexu la ngar la waay ana ñiy jàppale jànk yi ñuy liggéey ci kër yi ani mbootaay boobu xoolal ban droit yow meral façon mer bu nekk xalaatal bu nekk mais am sa sañ-sañ lu tax ngay teg sa loxo ci xale bu ndaw boobu ba di ko def li man su ma si duggoon atte dama ciy def jigéen ñi dañoo bëri pexe lool xamul lu mu ci jublu woon ma xam naa su ma si duggoon donte ne ak handicap bi moom su ma si duggoon dama ciy des et j'ai refusé concrètement d'y participer léegi ñu jëm ci vidéo yi dama ne vidéo yi juróomi nit laa ko yónnee encore une fois de plus wax ko fi wax ko tribunal yaayam ak papam sama yaay ak sama yumpaañ ak kilifa bu ñu meññ. man personnellement dama laa laaj vidéo yi nga bañ ma ko yónnee parce que da nga ne da nga def déclaration ba pare. c'est parce que enquêteur bi dama demee dafa ma ne vidéo bi soo ko yónnee ci parce que vidéo bi dafa bokk ci dossier bi kon su ma ne 5 personnes plus li bokk ci dossier bi ça fait 6 damay leeral mu gën a leer pour nit yi comprendre mu gën a leer muy 6 mooy enquêteur bi ma ko jox pour mu mun ko yóbbu fi mu war a dem yow laaj nga ma vidéo bi ba sonn may la déedéet dañ ma teg ci yoon kilifa yi ñi yor yoon nee nañ ma bu ko yónnee kenn bu ko jox kenn yow wax nga ba sonn keneen ki liggéey ak yow tam moom tam wax na ma ba sonn yónneewu ma la ko parce que je dis que lañ ma wax ci loolu laa jàpp ba léegi te dénoncé woon naa tamit benn mbir mooy lan dama ne bala ngaa egg ci dénonciation yooyu nga xamante ne def nga ko maanaam vidéo bi dafa fuité fu mu nekk nii parce que sa nijaay jabar bi nee na ñoom dañ lay topp ci yoon par rapport ak vidéo yi nga publier dans le net yow yaa publier vidéo yi ou pas gis nga ñoom ñu dem ci yoon la yoon acté ndax yoon am na ay expertise seen xel ñu màcc ci technologie téléphone sama téléphone dinaa leen ko jox ñu téye ko dañ ci def une semaine saytu ñu xool ndax ku dul ñi ma liim man je suis même pas réseaux sociaux yooyu dund ma ko new ma ci WhatsApp laa yor di ci liggéey. d'accord pour ñu gën a gaaw yow da nga wax ne sa premier enregistrement bi xale bi moom moo dem ay mbokkam ñoo porté plainte nijaayu xale bi nee na yow yaa dem ànd ak xale bi dem yóbbu ko hôpital def premiers soins yi après dem yóbbu ko police dem porté plainte. waaye xam nga nijaay yi fu mu nekk nii waxu nakkar la ndax ñi am xel laay wax la soo déglu nijaay yi wax fu muy waxee waxu fayu waxu defante waxu ñëpp mais man gaañuñu xale bi lañu gaañ ay mbokkam villager woon lu jóge def délégation ñëw ne lu tax nit di am sañ-sañ di def nii seeni doom te dëkk bi am yoon ba taxaw le ñoom ñëpp téye leen na dañ def leen nag may responsable bi lépp dinaa ko gérer nijaay seen mbokk ñëpp melam may négocier ba ñu am dal léegi vraiment engagé wu naa pour ñoom li leen metti mu wàññeeku ndax li ñu def seen doom sama jabar ko def dëgg la ba ma ko defee ba noppi man tàllal naa ko loxo ak i mbokkam waaye dañuy jël sama loxo sànni ko fële ñoom seen lépp maanaam man. parce que dañu jàpp ne da nga wor sa jabar yow. parce que yaa ko yóbbu police. mais xam nga man awma intention jël sama yóbbu ko mais lan la ma def mais def ma dara mais ñële la tooñ attention wax dina leer dafa am ñu mu tooñ ku mu def ku mu koo xam ne di nga soxna si moom loolu suñ ko defoon ay mbokkam ñooy njëkk dem police
ba léegi ci cadre nijaay ji nee na da nga comploté ak jànq bi parce que da nga ne jànq bi yow sa jabar du patron am yow yaay patron am yow yaa ko jël. encore une fois de plus dama ne ci efficacité jànq yi liggéey sama kër yëpp mot nañ set ñëpp maa leen fi indi moom su ma ko waxee dana waaw di wax naa ko maa ngi koy déglu et cetera man su ma wootee ma def accent sur les i kenn moo ne ma gisal naa te kenn te kooku su ñëwee yëpp moom moo siy bénéficié wu ba kii ci mujj nii tey lu ma ko def tey soo amee problème maanaam doon am na problème ak maam sa mais lan mooy problème ak jànq bi man gisuma problème bu mu am ak man. d'accord léegi dans tout cas jànq bi moom mi ngi sa kër ba léegi wala ñibbi na ci ay mbokkam. non du tout mais jànq bi day suuf mu ngi toog kalab di faju léegi la ma woo di ma samay soins samay nangam kalab dañ ko ko pour une 4e fois et que mënu ma ko seetaan dañ ko gaañ dañ ko tooñ gaañ ko mënu ma ko seetaan kii gaañ tamit mënu ma ko seetaan ndax dafa bokk ci man mais su ma taalee loxo nga sànni taal loxo nga sànni maanaam bëggutoo dara ci man am benn idée boo xam ne li nga def nii yëpp man maa la ko def mais jumte mi ngi foofu yal na borom bi àtte dëgg te dëgg rek a neex suñu borom te incha allah léegi rek yàggatul ndax di nag mu ngi dem fu ne te waxoon naa sama premier dénonce dama ne ñoom ñu ngi jéem a fexe xool liñ ma tuumalee ban façon xaw ma ko vidéo yi ñu am fuite man encore une fois de plus damay woote vigilance ñooma moi je suis pour rien di expert di ñëw xool nañ ma laaj luñ ma wax ma sama portable ma jox lañ ko ñu saytu ñu xool dëgg ji fan la féetoo ki def loolu nag yoon teg ko loxo. kañ lañ la convoqué gendarmerie. gendarmerie jotuma convocation mais dañ maa woo téléphone bi nijaay bi daldi rek woo nañ ma téléphone nekkuma wuy si bi nag. bi nijaay ji waxee ci rajo bi si suba. bi mu waxee rajo bi si suba. waaw ba daane dama toog ab jël rek ñu woolu ma ne ma pour ma ñu wuy si ba na xamul lu mu doon. waaye daal lu mu munti doon daal dinaa dem wuy si te li ma laaj tamit la ma wax démb laay wax ak tey dara changé wu te encore une fois de plus jumte yéen a ngi wax ne damaa wax ni sama jabar def muy doo waxuma ko génnuma ak sama la déglu leen audio yi bu baax j'ai dit elle dafay violenter psychologique verbal et physique matériel wax ji nag dañ koy seet commentaire li bëri na maanaam nit su waxee su amee benn sujet ñëw indi yéen saytu leen ko ba noppi les journaliste day tranché waaye du far bàyyi nit yi wax seen xalaat parce que sujet bi c'est quoi c'est violence faite aux hommes par leurs femmes par leurs copines et aussi les ménagères ñiy liggéey jànk yi liggéey ci kër gi tamit ni la ñu def ci kër yi moo dul man loolu laa ñëw pour indi benn fardeau yëkkati ko wane am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw des centaines d'hommes même des milliers ñu ngi dund lu kii ak seen i soxna amuñu fit taxaw wax quoi que ce soit seen diggante seen soxna su ma génnee nag def benn lancer benn appel man dama ne benn fardeau daay yëkkati ko ñii si ginnaaw ñu xam ne ëllëg mu wàññeeku bu baax ñi nga xam ne góoyaat ñi tëj jëm ci violence faite aux femmes te lépp soxna si moo koy indi et je les respecte seen association bi seen lépp am naa wàccuwaay ci ñoom respecté naa leen lool mais tamit nañu gëstu ak tuut soxna ñuy def seen borom kër yi ñuy def seen jëkkër yi. d'accord sëriñ bi boo amaatul leneen loo xamante ne ni mën nga ko ci ajouté. sa dernier mot lan la. ba sama dernier mot daal dama ne opinion bi nañu sujet dafa am benn sujet te man boom xel yi laay waxal sujet bi dafa tënk ñaari mbir ci violence ci góor yàlla yi ak ci violence ci ñi liggéey ci kër yi mooy jànk yi même soo amee problème ak sa jëkkër mais yow jànk boo amoo droit def lii nit am déet mais nañu waxante dëgg léegi nag encore une fois de la ma waxoon rek vidéo bi ñoom ñoo ko jël fuite ko pour ndëgg sërëxal ma ndax li dal seen doom dañoo bëgg mu dal ma waaye yoon dina leeral lépp incha allah. d'accord te man gëm naa ne yoon dina def liggéeyam te encore une fois de plus waxoon naa tamit ci benn wax ne enquêteurs yi ba ngeen waxee vidéo yi dañoo yéem ci soxna si mais après dañoo retourner contre moom dañ ma doon wax ne ma yow kii sa soxna la am ngeen njaboot maanaam moraliser ma mais ñu ngi def benn liggéey bu extraordinaire et je les félicite davantage xarit ne loolu si seen liggéey te xam naa ni tam dinañ ci gën a yëngu pour xam vidéo bi fu mu jógee kooku ñu teg ko te xam naa si seen i mbokk lay doon. d'accord merci beaucoup. da lay utal lu baax rek. Mouhamed Mbaye
Mohamed Mbaye kenn du moom ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax alaaji. c'est que Mohamed Mbaye day def. dossier bi nag peut-être day defal publicité ki lay ñawal ci biti di ko defal ci biir. yow da ngaa indi sama ñëw ni ma xoolal ki ni mën a ñawee man yow xoolal man ki ma ñawal li mu mën a ñawee Guelwaar nekk Médina Rue 6 li nga xam sama jabar moom ma ko jëndaloon 2000 li nga xam ne yëpp yàgg na de 2016 la woon. ñaw bi. yàlla xam na ko. non Mansour maa ngi ko doo gis mu sol ñetti abdu tey kon ñaw bi ñor na la. sama jabar moom ma ko jëndaloon. tey kay damay ragal sax jumaa ji suñu nu mu tudd. jumaa Adama Faye. imaam ni la kaay jiite tey nga gérer. walaay kon ma jiite bu ci bu rafet. non xam naa di nga jiite. allahu akbar allahu akbar. ma jiite ci bu rafet. ala dossier bi. xam naa dañ ciy ñëwaat ci kaw. verdict bu wàccee. ñu ne lii lan daan soxna si wala bàyyi nañ ko. duma ci waxaat. jeex na non jarul waxaat. parce que waa ji. jarul waxaat waa ji nii bu amoon ay mbokk dañ ko naan mu noppi. du début à la fin dafa irresponsable. maa ko waxoon démb je le répète. xam nga góor bu demee bay jël opinion nationale. seede digganteem ak jabaram. bëgg de diwaane bëgg ñoo chargé yi fi. bëgg bokk ci ñi def cabale contre moom. bëgg di alerter ay réseau sigil jigéen. lu muy daw bay daanu lu muy fakkastalu. booy xulool booy faseel yooyu kenn du ci wax kenn du ci commenter. parce que sëy dafa dagan fasal te dagan. c'est vrai dañu ni. fa sensible tamit. góor gu responsable. du seetaan jabaram ak mbindaandam di xuloo muy seetaan ba ñuy xeex muy filmer. loolu maa ko wax démb et je l'assume. ba ci kanamu tribunal maa ni góor gu irresponsable gu matul kilifa mooy filmer jabaram muy xeex ak mbindaanam parce que nee na dafa bëgg a vilipender jabaram maa ko wax. dëgg la je le répète amul benn fulla amul benn fayda. àddunaat yow laa àndal. li mu def crime la. yow moom laa àndal parce que kilifa gu ne war nga am parole ci sa kër. waaye yow. ba sa soxna lu mu bon am lu mu jomba def sa kanam. waaye bu ko jabar ji dee duma mbàyyi jabar ji. waaw jeex na. fa imsaakum bi ma'ruf. nee na duma ko. saan mu jeex. nee na violence bi verbal la rek. non bokkul ci violence. non dóoru ko nee na mais day toj. ci kër moom moo wax kon moo wax lu dëgg moo ne jabar ji daf koy duma. te moom handicapé la loxoom bi dafay simmeeku. day simmeeku nee na pour un rien. moo wax ñaari wax kon. moo wax ñaari wax. en tout cas lu dul dëgg laaj na giga bu yaatu de. waaye yow. wax dëgg benn giga rek doy na ci. wax dëgg wallaahi. waaye yow waxul dëgg. da ngay fàtte. c'est que nit ñi Mantoulaye bu ñuy wax ci affaire famille dañuy sóoraale seen ay mbokk. dëgg la c'est vrai. moom buy wax ay mbokkam bu nit ñi joxe seen avis joxe seen ay position seen ay mbokk. danga maa dugal fu am solo. waaji ana ay mbokkam. ana ay mbokkam dañuy mal xam nga ndaw si ay mbokkam ñëw nañ sax défendre ko. moom ana ay mbokkam man waaji boobaak léegi dégg naa kenn ko xam du mbokkam nag mais da ko xam ñu dëkkoon. côté Mbaaw. te la mu la seedeel rafetul. rafetul de. la mu seedeel ci waaji rafetul mais waaji léegi ana ay mbokkam ñi ko mën a seedeel lu baax. am na ñoo xamante ne bu ñu wax ci seen mbir maandu da leen ciy gënal. waaw man na bëgg naa loolu tamit. waaw xam nga man loolu tamit bëgg naa ko. waaw man loolu bëgg naa ko. bëgg naa loolu. waaw bëgg naa loolu. ci guddi gi bi ma ñëwee lañ ma koy waxaat la ma ko madame di expliquer. waaye ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp. ku dee ci marché. yaa tàgg sa bopp bu jëloon coowal këram noonu. jabaram ak mindaanam di xeex muy atte normal. kon du ëgg si fii tey. yàlla ñuy lijjanti anay mbokkam. yal na yàlla sàmm leen. amiin yal na yàlla aar leen. yal na yàlla làq leen fu yàq eggul. yal na yàlla musal leen ci pexem noonu. yal na ngeen egg ni yoon. sama jigéen baaka daan ñaan Seyda Zeynabu Fall yal na yàlla woyofal suuf ci koom. yal na yàlla woyofal suuf ci koom. yal na yàlla woyofal suuf ci koom. ñu fekk ko fa amiin. tey jii ku julli fukki rakk ak ñaar ci yor-yor aljuma ji yàlla tabaxal na la ay pale yu bëri ci aljanna julli leen yor-yor. salaamaaleykum wa rahmatullah. Expresso bi leen indil dil bi ci étoile 11 jazz moo leen doon may seen émission Teuss Canal Plus bi leen indil promo fin d'année bu neex bi moo leen doon may seen émission Teuss